fii ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci yéen benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi. Assane Gueye. gise bi waat diggante Abdoulaye Wade président Macky Sall yenn ci seetlukat di observateur ne lu mun a ne la mu fekk rek moom président Sall def jéego bu am solo jëmee ci Karim Wade doomu président Abdoulaye Wade accident yu mitti yeeg loraange yi ñëpp ne ay acteurs ci wàllu transport ànd maase ne bokk na ci li ko gën a sabab réewande gi lu jëm ci wàllu xanti woto it naka noonu waral kilifa yi xamle sax ne ci lu yàggatul dinañ fi daal di jëlee ci li nga xamante ne mooy parc automobile bu Sénégal 7 places yi wàllu xibaar bokk na ci grève ñetti fan yu boulanger yu Sénégal seen regroupement daal di dogal waaye mu mel ni ñu bari ci defarkati mburoog ña koy jaay ànduñu ci bokk na ci li ko waral communication bu yaatuwul waaye wàllu division seen biir ak ñàkk ànd gu ci fédération bu boulanger yi Sénégal ànd ci boobu grève bitim réew Adja Binte Diallo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Alaaji Assane ay takk der spécial yu réewu Irlande dinañ leen yóbbu ca bët gànnaaru Mali ngir ñu jàppale MINUSMA. Chine moom mer na lool ci déclaration bi G7 def ci mbiru Hong Kong fekk ca Cameroun tey jii ña nga fay atte juróom-ñaari soldat ngir meurtre. jërëjëf Adja ba ci kanam ngir yaatal gi sport gi ak Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi lay ziar sëñ Cheikh. maa ngi dellu la fay El Hadj Assane. bisimilah. wàllu Jeux africains danañu ko daal di waxtaanee ca Rabat di Maroc fa lañ koy daal di amal football gi Sénégal tey jii fas yéene jàmbaarloog naataangoom bu Burkina Faso ci bu 16h jotee match googu nag ka ca am ndam di nga qualifié ci wàllu final. coupe du monde des jeux de la plage beach soccer Sénégal da ciy daal di yëngu ñoom nag daal nañu xam ñan la ñuy tasal ci googu le tournoi ngi nga xamante ni lu yàggul dara danañ ko daal di door leneen yi nga xamante ne fas yéene nañ ko waxtaanee ci xibaaru tàggat yaram yi moo di wàllum nawetaan ak itam mbirum Neymar mi nga xamante ne jamono gi ñu ngi koy càmbar diggante dirigeant Paris Saint-Germain ak yi di FC Barcelone. jërëjëf Cheikh Tidiane yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye gis-gis ak RFM di waxtaanee ci tey accident yi ak bari waaye géeg loraange yi ci askanu Sénégal ci njeextalu xibaar yi lay doon ci technique bi Aliou Ba. Assane Gueye. accident beneen bakkan rot ca di lu am ci suba teel ci croisement Simal ci yoonu Fatick wi ñaari woto yu mbëkkante ki ñàkk bakkanam nag mooy ki doon dawal woto beneen bi nga xamante ni dafa yeboon mburu di woto mburu xibaar bi ñu ngi ko taataane ci Fatick ak soxna Aminata Goudiaby accident yooyu nag ak li nga xamante ni mooy bari waay gi am nañu dem ba xalaat ne ndax waree su fee jëlee xanti woto yi di 7 places am na ci acteurs yu bari maase ànd ne waaw waaye na fekk ñu am ay dogal yu gunge jële gi muy ay mesures d'accompagnement ci wàllu woowu sax kilifa yore transport du ministère gi xam le programme boo xamante ni ci weeru sàttinbar gi ñu dëgmal jëm ci wàllu jële gi ñeel yooyu xeeti woto 7 places Mouhamed Ali Mouba. buñ sukkandikoo ci Matar Faye directeur association assureur bi nekk Sénégal ci wàllu prévention routière auto 7 places yi daanaka amatuñu sécurité amatuñu confort kon transport en commun daanaka waruñu ko def. très souvent li ñu gis mooy que ne ay 7 places ñoom ñooy impliqué aussi accident mais aussi il faut que ñu préciser benn mbir mooy que ne ñu changer 7 places yi wala ñu changer car rapide yi même tey boo fi indiwoon ay Mercedes te gars yi aussi soppiwuñu seen nekkin sali bi soppiwuñu seen jikko sali bi y aura toujours des accidents. Gora Khouma secrétaire général union des routiers bu Sénégal d'accord ak li nu mel waaye nag daa bëgg nguur gi jàppal leen ngir ñu mën a def remplacement bi war ci wàllu woowule. buñ ko yemale ci actu rek buñ nangu rek car rapide bi buñ nangu rek jaganjaay bi mais nangu cette place bi aussi buñ nangu cette place bi jox borom cette place bi beneen oto boo xam ne moo adapté ak li xew tey jii moo gënal foofu waa ji mais waa ji nga xam ne cette place la yore xamul nu ngi koy def mënu ko sànni mënu ko def dara te amul ko benn njëriñ nee naa cette place bu dalee ci ab jakarta sax jakarta ba du yàqu mais cette place day yàqu mais loolu mooy wan ne oto bu yàgg. ci direction des transports routiers Sénégal dafa mel ni jël nañ en compte préoccupation boobule directeur des transports Cheikh Oumar Gaye nee na nguur gi teg na benn programme ngir remplacer oto 7 places yi. ba nga xam ni donc ñu ngi nekk en production donc ñu ngi ñëw dans les 2-3 prochains mois véhicules yooyu dina ñëw pour ñu enclencher maintenant le processus de remplacer ñu commencer remplacer cette place yooyu waaye du yem ci yemuñu cette place yi parce que bu ñu xoolee ni interurbain bi daanaka ñiy def ñaay accident mortel yëpp fa la ëppee donc moo te xam nañ ni oto yooyu ñoo gën a màgget ci parc bi léegi moo tax effort yi nga xam ni ñu ngi koy def mooy que état jël ay initiative def renouvellement parc boobu waaye aussi encourager initiative privée yi nga xam ne ñu ngi def ñu ngi bëgg a renouveler seen parc boobu ñu defal leen ay facilités pour loolu. oto 7 places yi bu ñu defee accident daanaka lim ñiy ñàkk seen bakkan day bëri lool ndaxte dañ leen retapé ñi bëri ci ñoom dañoo màgget choc bu ndaw day tax ñu yàqu complètement
Mohamed Ali Mouba am na ñu jàpp ne it ñàkk mokkal code de la route bokk na ci li waral jëye yi ba joxoon ci yenn ci borom yi wote école di fi ñuy jàngeek dawal formateur yi ci fànn woowe weddi ba mu set ci wàllu woowu la ñu ànd ak ñenn ci ñoom ak it ñenn ci askanu diwaanu Thiès ngir jàngat jëm ci li waral accident yu métti yi loraangeem Cheikh Anta Diop. ñi ngi ci bunt bu mag bi nekk ci service des mines lu jëm ci wàllu accident yi ñu nemmeeku jamono yi ba ñu ci bëri di ñàkk seen bakkan ci tali de daanaka moom mooy lëmbe waxtaan yi fii ci bunt bi ku ci nekk nga cee yéeye ka yàbbi. danaa benn question bu gën a bon. l'ingénieur la xam nga ni ma dàqee bi sama premier dàq bi may def transport en commun. am nga permis am nga transport am nga poids lourd rek xam nga la conduite ne se pose plus. càggante ñi nga xamante ne nag dañ leen di lijjantil ay permis te seen tàggat du mat ñu bëri nag joxoñ auto école yi Martin Ndione. oui c'est parce que ñoom lu ñu bëgg xaalis la c'est tout boo ñu rapidement nga ñu jox la tool ba mi waaw on te laisse aller. Baydi Ndiaye mi nga xamante ne moom moo jiite kuréel gi ëmb auto école yi nekk ci réew mi yëpp weddi ba mu set wax na nag seen client dañ leen tàggat bu baax a baax te it seen permis yi fi mu war a jaar lay jaar. accident yi sonal nañu nekkul auto école nekkul formation nekkul bañ a nekk formation ci nit ki la kese la même auto école yi lépp lu ñuy formé ci yoon lañ ko teg ku génn ci auto école au contraire dañ naan la sax yow da nga yambar doo daw du auto école du dara du amini permis bi yokk nañ fi permis âge léegi Sénégal foo nga xam pour am permis yombutul permis professionnel yi ak permis léger yëpp a yem pour am permis Sénégal métti woon na mais léegi nguur gi dafa gën a méttil mooy il faut que ñu sanctionné. réewande càgganteeg chauffeur si ci tali bi loolee nag nguur gi war na cee taxaw ba tax ne askan wi nee nañu li nga xamante ne moom la ñuy duppee tolérance zéro war nañ ko mën a yëkkati ba ku def lu jaaduwul ci tali bi ñu teg lay daan yu métti. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf sëñ Cheikh indiscipline gi vice président syndicat transport routier Sénégal bootu CNTS Mbaxane Gomis nangu ne mu ngi ci la mu gis nag ne moo ca mën a indi tan ngir wàññi ak moytu accident yi bokk na ca fexe ba état Sénégal ubbi centre de formation amali séminaire ak yeneen Pierre Mbaxane Gomis nekkoon na tey ji suba ganu RFM matin. am nañu responsabilité ci accident yi way dama koy assumer. mais nag damay am itam ful la ak fayda bu toll ni leer na àddina ñaari fi am benn bi amul njëriñ jarul wax dañu koy moytu benn bi jarul wax ñu koy jëfe muy dëgg ak safaanu dëgg man logique boobu ci lay dox dëgg gi mooy dafa am loo xam ne mooy régler problème bi muy code de la route dafa am ñaari recommandation yi rek yu mu wax deful ñett deful ñeent def ne la tolérance et la prudence la tolérance mooy nga doon ko muñ la prudence mooy nga doon ko teey loolu boo ko tënkee rek mooy li tënk code de la route li xew lan la accident yi am na yoo xam dañu naan yoon wi ci la bokk am na ñu naan oto bi ci la bokk am ñu naan nit ki ci la bokk te moo jël les 80 wala les 90% de responsabilité mais damay def tuuti lépp ci nit ki ndax oto nit moo ko liggéey nit moo ko moom nit moo koy toppatoo nit moo koy dawal télé bi également nit moo ko xalaat nit moo koy liggéey nit moo koy teg à la disposition des usagers ci régime mu président Abdou Diouf ci régime mu président Abdoulaye Wade ba ci régime mu président Macky Sall bi dafa am ñett yoo xam maa ngi koy jox xel état te di ci taxaw te tant que gisuma ko duma ci tay muy la création de centre formation technique et professionnelle te dama koy argumenter ensuite li nga xam ne l'organisation des séminaires de façon très périodique et décentralisée et la création d'un cadre de concertation permanent. Pierre Mbaxane Gomis nekkoon ganu RFM matin ñu des ak tali bi ak permis yi nga xamante ni ñooyu njëkk ya fileek lu yàggatul nag maanaam talaata ji di ñëw kon ay bës a des ci mbir yi nga xamante ni dootul doon lu walaabal ndax permis yu bees yi kon mooy délai bu mujj bi ngir am que moo waral it bu xante ga fu ne ca CICES bokk na ci bërëb yu nuy wute yooyu permis yu bees ñi nga xamante ni ñooy borom permis yi te ñaawlu métti waay ak anami jotin wi ñeel ba tey yooyu permis Anna Rocha mu nga fa woon. ñu bëri mer nañ jamono yi ca pavillon CICES bi nga xamante ne fa la ñuy renouveler permis yi madame Ndiaye dafa tukki woon ay weer mu ngi soog a ñibbi si Sénégal une semaine a ngi nii nag muy fexe ba déposer permis bi waaye dara. fi ñu nekk nii moom y a plus de ticket léegi da ngay fay kenn mu ñëw defale la queue si 6 heures du matin arrêté nañ le deadline si c'est le 3 dans 8 jours c'est pas possible ça il faut ñu reculer ko. ñenn ñi sax ca buntu CICES la ñu fanaan ngir mën a bokk ci téeméeri nit yi nga xamante ne ñoo war a déposer tey ji waaye dara ba tey As Ngom chauffeur de taxi la. 300 personnes lañu jël fi mu toll bu subaa ñu jéem a ñëw fanaanaat dàq waxta ñu dewoon. mais tamit lu tax ngeen xaar ba heure bi pour ñoo déposer. kayit yi soxla yi daa bëri waaw kayit yi matu kon soxla yi bëri na encore. naataangoom bi di Modou Ndiaye journée bi métti woon na loolu ci moom muy daw rek terewul
faw mu xaar moom itam fi lekk suba ngir jéemaat. tey dama xëy ñaatali jóge fa dem fële Colobane oto groupe Sange mais dama defa mu xat mu jël fa oto pour ñëw fii foire léegi laaj si fii fu ñu ne suba daal ndax 300 personnes la jël ci la ñu baare. mébétu nguur gi mooy joxe lu tollook juróom-benn million ci ay permis te fu ñu toll nii 500 000 dong la ñu distribué gum te benn semaine des ci opération bile dawalkatu oto yi xam nañ ko loole waral ñuy buuxante ñoom ñëpp jamono yi ngir mën a jot ci permis yu bees yi. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. démb ak léegi nataal bu bees ci paquet yi cigarette yi ngir wàññikuloo toxkat yi ci li nga xamante ni mooy loraange yu mu leen di jural tox moome nataal bi ab liir la bu xamante ni dafa loru ci wàllum njeexitey cigarette am na ci nag ñoo xamante ni ñoom ak dërkis geeg dëgër bopp bi du loolu moo leen di tere tox donte am na ci ñu xalaat ne daal lu mat a bala ndax i loraangeem ba ci ñi nga xamante ni duñu ca dara du ñuy toxkat waaye ñu leen di xër Nafissatou Sylla. oh te loolu lii garaaw na de ah mais lii bébé la. doon yaram moom dëgg yàlla moom doon yaram. si carrément. noonee la Mamadou Ba daal di réagiré ba mu gisee photo bu bees bi nar a toftal ci boyetu cigarette yi photo bi sax ñu tàmbali koy seen ci réseaux sociaux yi te sax moom Mamadou Ba dafa nekkoon di jëndi cigarette mu mel ni itam ku xam jeexital yi cigarette di am ci ki koy tox ak sax ñi ko toxul la. mais man mii saa du tux boo toogee fee du tux xet bi du ma dal li mu may def maa ngi yàlla xam par rapport ak man mii di tux di ko ëff muy dem parce que yow mii di ko nooyee yow lay gën sonal tuxkat bu taxawee fee di ëff mu may dugg daf may sonal kon xam naa nu mu may sonalee noonu lay sonalee ñeneen. abu nag moom jaaykatu montre la di toxkatu cigarette bu mag mu ñuy wax ni lijjantewul sax ni paquet yi mel suy jënd. soxna si man xaw ma paquet cigarette nu mu mel de damay tux rek waaye xaw ma nu mu mel dëgg yàlla moom moo nekk suñu borom. Modou Gueye marchand ambulant la ca Sandaga tàmm na moom di gis photo yi choqué ci boyetu cigarette yi waaye mu ñuy wax ni yëngaluñ ko benn yoon. benn pas buy saqat nii quoi laa daan fekk non non photo bi dafa gën a yokk mooy tox sax man bon dañ ko def pour xamal nit ñi rek waaw pour nit ñi tiit pour bàyyi cigarette rek man photo bi moom bi ma gisee photo bi cigarette bi man tox ñaar 5 laay tox. Modou Gueye ni moromam bii di Mamadou Ba xam nañ bu baax loronge bi leen tox cigarette mën a jural la. du ma def sama kanam doom sax damay génn ba dem àll bi ma tox bàyyi naa tey bi sa tey kay doolu ma seex cigarette parce que dëgg yàlla moom maa ngi nii di tux mais xam naa lu ci nekk tey su ma amoon ku may jox solution lu mu koy bàyyee bii nii rek lu ci nekk daw na yaram waxuma la nag lii nii. su fekkente ne ñaar ñii le nag ñoom namm nañoo bàyyi lii di cigarette ci ni mu gën a gaawee ngir ñi nga xamante ne nag ay toxkat yu mag lañu dafa mel ni photo yi mënu leen a wàññi. Nafissatou Sylla paquetu cigarette nag Aliou Ba su ma juumul daanaka mën nga ci am ñeenti misi mburu kon loolu rek jar na sekkee nag jawe nii ba am tox mburu moomee ñi ci yëngu ñenn ci ñoom di regroupement boulanger Sénégal daal di xam le ni li ko dalee tey di dem ñetti fan dañuy grève waaye grève bi daa mel ni topp nu ko lu bari ci banlieue Ndakaaru yenn ci borom bi boulangerie ne benn dañ cey ñàkki koppar muy perte de gain bi ci topp division gi ñàkk ànd gi seen biir ñoom defarkati mburu yi Sénégal Salif Sow. boulangerie bii mooy bu njëkk bu ñu wisit ñu jóge fa dem ci beneen ak beneen fi ñu jaar yépp kenn ci ñoom tëjut ñoom ñépp ñu ngay liggéey di lakk mburu gérant bi mu ñuy wax lan moo tax moom ak patron moom di borom boulangerie bi lee nangu mu ñoo grève tey ndax toog 3 jours liggéeyoo pertement la grève yi passé dañ koy wax ba àgg ci jour bi ñii grève ñii grèvewul ñi la ko doon wax sax daanaka boo xoolee ñoom dañuy mujj liggéey dina am kon ñi nga xamante ni ñoom ñooy xëy nag di ndekkee mburu mbir mi neex leen lool mburu la ndekkee waaw yaa gisal sa bopp xale bu góor bi ñu ngi ko fekk moom mi ngi toog ci wetu xaritam bi nga xamante ni ñoom ñaar ñëpp ci jàggatu ndekki ci benn quartier bu xumb bu nekkee Médina Gounass lañ toogoon borom bërëb bi di ko fi nekk soxna Sile nee na tey amul benn jafe-jafe ngir am mburu suba gi. dama daa jële mburu rek noonu laa jële ba léegi amaguma jafe-jafe mburu moom wax dëgg yàlla waaw. garab bi daal yëgoo ko. yëgaguma ko moom. di jiite RBS di kuréel gi woote woon lakku mburu tey bu mu am di ay boulanger ñoom bañ leen woowee téléphone ñu ngi ni woon ñu ngi ci terrain bi di xool yan boulangerie ñoo tijji ak it yan ñoo tëj. ñaare suñu greffé ba greffe bi jàll itam du am benn résultat. mu mel na ñoom boulanger yi tey jii lañ gën di xaajaloo di tasaaroo ba tax kenn ku nekk ca ñoom mi ngi xool naka lay def ba génn ci. dëgg la farine bi cher na mais nag liggéey parfois tam day toll foo xam ne kenn ku ne daal yaay jéem a xool noo def ba mën cee génn. Salif Sow Guédiawaye ngir rajo Futur Média. Salif Kédougou ñàkkul it am mburu ndax it ni nga ko waxee xaajatloo seen biir bi ci topp lu jëm ci wàllu li nga xamante ni mooy kon marché gi ci wàllu taxawaayu syndicat donte nag secteur bi di secteur boulangerie bari na jafe-jafe loolu ci Kédougou Ibrahima Diabaxate
boulanger yi nekk fii ci diwaanu Kédougou ànduñu ak boulanger yi ci ñetti fan grève yi ñu yëkkati li ko waral daal moo di ne ñàkk waxtaan bi ñu nemmeeku diggante boulanger yi Kédougou ak seen kuréel waaye tamit ñàkk organisation boulanger yi fii ci diwaanu Kédougou ñenn ci ay boulanger yi ñu daje tey ci suba yëkkati nañu seen kaddu jëmale ko ci fànn boobu. waaw li tax demuñu grève mooy sincèrement parler man moom yëguma grève parce que xam ne sama temps moo mooyul ma déglu WhatsApp bi pour xam ba xam grève am na wala déet ñi ma war a informer tam woowunu ma téléphone pour informer ma Kédougou nag moom dafa sori peut-être xañ na loolu moo tax association bi jiitee boulangerie yi bàyyiwuñ ko xel quoi parce que li tax bàyyiwuñ ko xel depuis 5 ans maa ngi Kédougou musuñu fee ñëw musuñu noo wala laaj ñu Kédougou nan lay doxee xañ na loolu moo tax informer wuñu quoi dafa mel ni daal dañoo boolewul ci Sénégal. man dama tawatoon sax yëguma affaire yi boole ko aussi xam nga man fii laa dëkk mënuma jékki-jékki rek grève je suis chez moi y a la population samay dëkkandu lañ ñun moi je suis un Kédougou quoi. position yi boulanger Kédougou yi jël doon na li ñu rafetlu fii ci diwaanu Kédougou Makhtar Gueye. bon man en tant que citoyen sénégalais ñoom laa àndal parce que mënuñu xëy aussi di léser population bi ci ay positionnement ay affaires yu ñàkk fayda ay 1000 francs 500 francs or que le contribuable moo ciy souffrir mooy pâtir léegi mënuñu gars yi ci kaw ñoom ñuy jël bénéfice yi ak état beeg lépp population bi di souffrir donc man ñoom laa àndal ci ñu bañ a grève léegi état bi nag moo war a redoubler d'efforts pour aider les moyennes et petites entreprises. feneen li mel ni Salémata ak Saraya boulanger yi yeewoo foofu ñu ngi ñaax boulanger yi gën a bàyyi xel ci seeni organisation laata ñuy dem grève Ibrahima Jabaxate Kédougou RFM. Ibrahima jërëjëf suukar si moom yokkute amul ci njëg li donte jafe-jafe am na ci jotin wi wàllu approvisionnement ginnaaw tabaski yëg yeneen waaye prix ma nga fa woon ca ku ko yokk neb jaaykat yoon na dal sa kaw ministère du commerce xam le lu ni mel Amadou Sabarwa. lii di suukar di lu ñuy jëfandikoo bu baax fii ci Sénégal dafa mel ne dafa manqué bu ñu sukkandikoo ci ñenn jaaykat yi waaye ki nga xam ne mooy directeur du commerce intérieur di dàq boobule xibaar Ousmane Mbaye di xam ne loolu amul. mooy amul benn yokk bu ci am prix bi ñu ko doon jaayee usine moom lañ koy jaayee ba léegi li am mooy amoon na ay jafe-jafe yu amoon ci distribution bi ñu génnee ci tabaski te ci loolu ci liggéey avec waa CSF yeeg ñaari fan yu wees yëpp lépp lu ñu soxla woon ci suukar si Dakar dugal nañ ko ci marché bi kon amul fenn tey fu suukar manqué. Ousmane Mbaye di addu jëmale ci ñi nga xam ne mooy ñenn commerçant yi nga xam ne dañoo bëgg a jaar ci bile xibaar ngir yokk njëgu suukar si. képp koo xam ne profité ci situation manque boobu pour bëgg a yokk prix du sucre suñu service yëpp ñu ngi si terrain bi pour faire face à cela ñuy aussi lancer un appel aux consommateurs bépp boo xam ne gis na képp koo xam ne mi ngi jëm a yokk suukar mu rapproché ak les services du commerce pour que ñu mën a dakkal loolu. bu ñu sukkandikoo ci yenn commerçant yi faw ñu amalaat ay réglementation ci li nga xam ne moom la ñuy séddalee lii di suukar si fii ci Sénégal Moustapha Tall nekk opérateur économique teg ci nekk vice-président bu UNACOIS Yeesal. tey compagnie sucrière rek moom mooy livrer te mënul faire face ci demande boobu yëpp nga xam ne moo nekk ci moom pour mu livrer commerçant yi à la fois am nay jafe-jafe donc li nga xam ne moom la ci commerçant bi am du bari ndax marge bi am bariwul xam nga compagnie sucrière dafa amoon magasin bu nekk Dakar boo xam ne fi la daan indi camion ay camions yu bari di ko jëlee ci compagnie sucrière di ko wàcce fii léegi nag dañoo xëy tëj magasin boobu léegi ni ku bëgg suukar yow yaa koy jël si Richard Toll ku nga xam ne fa mu ne xaw na sori. bi ñu ko jotee téléphone kii di chargé communication bu compagnie sucrière sénégalaise Yaya Tandian di xam ne dina àddu ci bile coow tey ci ngoon ngir rek joxe version bu entreprise bi. Amadou Sabar Ba ñu waxtaanee njàng mu kawe meeg ñi am bac bees jaare ci Cerise Tech di xaar ba tey seeni attestation jot gee yombul ci ñoom ngir ñu mën a dem ñoom it bindu ji ci université yu Sénégal ci rawatina campus.sn bu nu fa duggee du leen ràññee ndax attestation yi ñàkkum jot gi moo waral seen ak yëglu yooyu baccalauréat yooyu bachelier Salimata Aw. Les élèves ne dorment plus, ils ne mangent plus. S'il vous plaît, il faut nous aider parce que là, on est vraiment fatigués. ñoom ñooñee ñooy ndongo yi nga xamante ni ñoom ñoo am bac ci pàcc bi di science technologie com ak lii ñu duppee gestion ñu mer loolu li ko waral di kayit bi nga xamante ni mooy wane ni am nañu diplôme boobule jotuñu ko benn yoon El Hadj Djibril Mbaye moom moo yor seen kàddu. bac STEC dafa nekk bac boo xam ne état bi mi ngi ko mettre en place depuis année scolaire 2016-2017 mu remplacer série G ñu dugal ay matières génne ay matières ñu ñëw ba def suñu bac pare ñu ne attestation signé guñ décret les charrues avant les bœufs comment ay élèves mën a def bac toog jàpp seen yaakaar am bac ma pare kon cela veut dire que instant ñun amuñu bac. li leen gën a yéem mooy jumtukaay xarala bi di Campusen nga xamante ni war nañ cee mën a inscrire ngir dugg ci université yi saa bu ñu dugalee këyit wa da leen di sànni ni bokk leen ci rawatina nag ñi war a jàngi ci université yi nekk biti réew. plateforme Campusen reconnaître wuñ élèves yi nekk di def ay essais comme
war a jàll si université yu mag yi saa yu ñu demee dañ leen recalé ñu jox leen ay délais yoo xam ne d'ici quelques jours la mais aussi di ko jàllale ce président de la république que ni avenir élèves instant yi ils sont entre ses mains bu signéwul décret bi élèves yu bëri dañoo nar a def année blanche wala ñu jàll leneen si leneen. ndongo yi nag ni jox nañu délai wu ñetti fan jëwriñ gi nga xamante ni moo leen ëmb bu ñu gisul benn saafara dinañ yokk seen loxo. maintenant nag fi d'ici quelques jours si on n'a pas de réponse favorable soobee yàlla dinañ jàll si plan supérieur soobee yàlla. BAC-STEC nag moom moo wuutu bac biñ daan woowee série G étudiants yi nag ñoom ñoo ci promotion bu njëkk bi ñu ni fi mu toll nii nag xamatuñu fu ñuy teg seen tànk bëgg nañu ñu lijjanti leen ñu mën a jàngi na seeni morom. leeral yi kilifa gi nu dénk office du bac indi nag Socé Ndiaye mooy lu jëm ci wàllu seen série teg boobee li dip décret bi ko taxawal dañu ko publier gul bu nu ko siiwalee ginnaaw signé gi la attestation yi di mën a génn ngir ñoom mu mel ni kon foofee faaw kilifa yi baral jéego yi ngir gune yi ni ñu ko waxee wéyal seenam njàng. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu waxtaanee lu jëm ci diggante bu président Abdoulaye Wade ak président Macky Sall mi ko wutu ci bopp Sénégal gisewaat gi lu mun a ne la ci gis-gisu yenn ci observateur waaye mu fekk ñu ne Macky Sall ci boppam def jéego bu am solo jëm ci doom ja moom Abdoulaye Wade di Karim Wade li waral nag gëstub tey bile ak sabab bi mooy xibaar tukkee ci kenn ci cadre PDS Cheikh Seck ci ne keroog tabaski kii di président Sall fexe na daal di jokkoo ak président Abdoulaye Wade teew na sax ci résidence dëkkuwaayam waaye loolee waa Macky Sall wedd nañ lu ni mel Georges Déthié Diop. waa Pali moom dañ ñoo dénk ne yëguñu benn ndaje diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall porte parole bi ne mu ngi ko yëgee ni sénégalais yëpp ci këru taskatu xibaar yi Cheikh Tidiane Seck bu PDS nee na Macky Sall mu nga woon ca kërug maître Abdoulaye Wade ci ngoonuk tabaski ga ca parti démocratique sénégalais moom ñañu jokkool dëggaluñ waaye itam weddiwuñ ab ndaje nee nañ daal daañu jéem a xool ci maître Abdoulaye Wade pour xam naka la mbir ya tëddee loolee nag indiwaat coowal retrouvaille diggante ñaari nit ña Macky Sall ak Abdoulaye Wade waaye jàngalekat ak gëstukat ci science politique bii di Moussa Diaw ne li leen xaajale dafa rëy lool ba Macky Sall kot moo mën a tax retrouvailles yooyee am bu defee dara jëmale ko ci Karim Wade. ñaari personnalité yooyu lu leen mën a jubaloo léegi ci période bi ñu nekk ci domaine politique bi ma yaakaar ne rek acte fort c'est-à-dire que Macky Sall daal di def benn geste bu fort ci domaine politique pour permettre Karim Wade mu dellu si daal di def politique loolu su fekkee def na acte bu fort en direction Karim Wade loolu dana mën a rataxal diggante bi parce que Abdoulaye Wade xam nañu ni lépp lu mu def rek ci politique ci période bi pour doomam la et puis aussi kooku Karim Wade moo ci profité parce que situation bi Abdoulaye Wade geste bu mu def rek pour doomam la ma yaakaar ne nag aussi am na ay peut-être ay bonne volonté ñu ngay def ay actes ci suuf pour rataxal seen diggante. yeneen élément xëy na mën na tax ba retrouvaille am mën nañ cee jàpp sax bi nga xamante ne mën nañoo jàpp ne dafa raté woon Omar Sarr wax ko ci yéenekaay bii di l'Observateur bu tey gii nii moom mu ne Wade fas yéene woon naa contacter Macky Sall ngir bokku parti démocratique sénégalais ci dialogue bi. RFM bitim réew. ñu tàmbale ko réewam Mali Adja ak li nga xamante ni ci lu yàggul ay force spéciale yu Irlande daañu teew foofe ca Mali. waaw force yooyu nag dañuy dem jàppale MINUSMA di mission bi nga xam ne Nations Unies moo ko yabaloon boobu ba tey ca bët gànnaaru Mali parlement bu Irlande daanaka joxe na ndigal ci wàllu wi Juma Diouf. ñi nga xamante ne ñoo nekk ci force spéciale bu Irlande ñoom dinañ dem Mali ay fan yu néew ñu toll ci fukk ak ñeent soldats yoo xamante ne dañuy bokk ci mission bu MINUSMA mission bi nag lii di parlement bu Irlande moo ko dogal niki juin bi ñu génn lu tollook ñaar fukki force de défense bu Irlande ñoom ñu ngi Mali ñuy liggéey ci benn mission boo xamante ne Union européenne moo ko amal ngir rek amal ay formation soldats yi nga xamante ne ñoo nekk foofu ci naka la ñuy fexee ba déménager ay bomb ministre d'état bi nag nekk ministre bu défense Irlande Paul Kewowa moom nee na équipe boobu équipe bu xarañ la te tamit am na ay matériel yoo xam ne dina ko mën a tax mu def liggéeyam bu baax ci ay bërëb yu mel ni Mali ministre bi yokku ci ne déploiement boobee dina tax ba ñu bokk ci ñuy indiwaat jàmm ci Sahel nekk bërëb boo xamante ne rey ba dafa bëri lool mu yokku ci ne Irlande moom dina
bokk ci ñi nga xamante ne dañuy tax ba mission bu ONU amal ci région boobu antu MINUSMA nag ñu ngi ko créé niki 2013 depuis boobaak léegi lu tollook téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak juróom ñoo xamante ni dañuy liggéey ci ONU jot nañ fa ñàkk seen bakkan. Juma jërëjëf ubbite Adja Binta ca Cameroun bu procès di àtte juróom-ñaari soldat. ñoom ñaar nag dañ leen tuumaal ne dañoo faat ñaari soxna ak seen ñaari doom juróom-ñaari soldat yooyu li leen trahir mooy vidéo boo xamante ne 2018 dañ ko wane woon ci réseaux sociaux yi tey ji nag ñu ngi wuyu ji tribunal bu Yaoundé Aji Maguette Ndiaye. mbir mi ngi xewee juillet 2018 ginnaaw ba ñu gisee ay takk der yi xoqatal ay nit ci benn vidéo ñu koy jàllale ci réseaux sociaux yi ñu teg si ay weer nguur ga di wéy di bañ ni soldat yooye laalewuñu benn yoon ci mbir mi waaye Amnesty International fexe ne ba dajale ay preuve di tax ñu localiser fait yi ak tamit di xamle date bi mu amoon loolee mi ngi amoon ci diggante mars ak début avril ci atum 2015 autorités yi mujj nañu annoncé kii di jàpp juróom-ñaari soldat yooyu benn lieutenant nag bokk ci soldat yooyee seeni jugement mi ngi door tey jii mardi mu di victoire bu njëkk bu nu sukkandikoo ci Samira Daoud di directrice régionale adjointe Amnesty International ci Afrique de l'Ouest ak Afrique centrale moom nag mi ngi ko xamle ginnaaw bu mu jokkoo ko waa RFI muy wéy di xamle ni ay jéego yu am solo la ci wàllum justice jëmale ko ci ay militaires yu nu tuumaloon lool nag ñu ñaawlu ko ci kanamu tribunal ay at a ngi nii bu nu gisee militaires yooyu ñu daal di leen traduire ci kanamu justice lu leen neex lay doon militaires yooyu wax nañu tontu ci laaj yi leen di laaj ñi ngi xaare ni procès boobee ñu amal ko ni mu gën a jaaree yoon te nu teg leen ay daan teg si indemniser jege ñaale victimes yi. Aji Maguette Ndiaye am ndaje TICAD 2019 ubbite gi ëllëg ca Yokohama. mooy juróom-ñaareelu édition bi nga xamante ni moom la ñu jagleel conférence internationale bu Tokyo ci wàllu développement Afrique ay njiitu réewu Afrique nag fu ne bàyyeekoo nañ fa ña nga jamono yi ca Japon li ko dooree tey jii ñetti fan dinañ waxtaane wàllu développement ak partenariat économique édition TICAD bi nag mu ñëw ci contexte bi nga xamante ni nag réewu Chine foo dem ci Afrique rek fekk ko fa ci wàllu koom bi ñu lancé TICAD en 1993 ba léegi nag Japon jox na réewu Afrique yi ci wàllu aide publique lu toll ci 47 milliards de dollars ci suñuy koppar muy 27 000 milliards 47 000 milliards wala 47 milliards de dollars Alaaji Assane muy 27 000 milliards koppar yee bëri ci wàllu aide publique jox ko nag réewu Afrique yi mu sori lool nag 60 milliards de dollars yi nga xam ne Chine dig na ko Afrique mu jege 36 000 milliards ci suñuy koppar. Chine moomee moom sax dafa mer ci mbootaay gi di G7. ci déclaration bi nga xam ne G7 def na ko ci Hong Kong G7 nag dafa wax ni nañu bàyyi violence yi nga xam ni ñi ngi koy def ci territoire semi autonome boobule tey nag diplomatie bu Chine daal dinay réagir nu mu gën a gaawee ci rajo France Internationale di wax ne situation Hong Kong muy ancienne colonie britannique ñoom nag ci seen mbiru bopp la permettre wuñu ñu ni benn réew rawatina benn organisation wala sax benn individu rek muy yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci Hong Kong Alaaji Assane. jërëjëf Adja di la ñaanal koppar yu bari ndax journal bi am teewlu jërëjëf RFM benn waxtu tegal ñaar fukki minute ak juróom. RFM Sport. Cheikh ñu waxtaanee Jeux africains yi Rabat 2019 Sénégal Burkina nag di match bi ci gën a ràññiku ci wàllu woowee am na nag li enjeu yi maanaam la ñu ci xëccoo mooy ab place ci final. waaw tey jii la ñu koy daal di amal ci bu 16h jotee ci centre sportif des forces armées royales bu Maroc diggante Sénégal ak ñi di waa Burkina Faso di attaque bi nga xamante ne moom moo gën a xariñ di bu Burkina Faso ak défense bi nga xamante ne jamono gi moo gën a dëgër di bu Sénégal fàttali sax ñaari équipe yi jotoon nañu tase ci atum 2015 ci Jeux africains ñu doon amal ci Congo Brazzaville Sénégal nag moom moo ci amoon ndam ba jotoon na jël sax li nga xamante ni moo di googule tournoi solo si jongante tey jii nag dañ si ànd ak suñu naataangoo gi di Mbaye Chaque Diop. même média wu marocain yi fi mu ne nii ci loolu la ñu gën a appesantiru parce que xam nañ ne ñaari équipe yu mag la ñaari équipe yoo xam il pratique un jeu très léger football bu rafet parce que soo xoolee Burkina moo jël paie ci poulam devant le Nigeria le Maroc ak ñooñu donc Burkina dafa glané 3 matchs 3 victoires te équipe boo xam ne la dafay elle marque beaucoup de buts en attaque et là c'est important Sénégal aussi ñu xool ne vraiment son jeu peut-être c'est l'un des jeux les plus légers les plus en tout cas fluides depuis le début du tournoi et gis nañ ne day monter en puissance parce que lors de la première journée il a été contraint au nul face au Mali ensuite mu ñëw gagné
équipe Ghana bi ñëw gagné keroog Burundi 3e match am et gis nañ ne xale yi ñi ngi monter en puissance et xam nañu ñoom lu leen di xaar mooy xam nañ ne seen mag ñi ñëwoon en 2015 dañu gagné woon ce qu'on appelle la médaille d'or des Jeux africains mu doon 50e Jeux africains yi amoon à Brazzaville et ñoom nag 12e Jeux africains yi ñu bëgg aussi rééditer exploit boobu gagné la médaille d'or du football soo xoolee je pense que observateurs yi bari ñu ngi naan Burkina mooy favori mais xale yi xam nañu ce qui les attend xam nañ ne ñoom aussi ils partent chance égale avec l'équipe du Burkina parce que c'est un match coupé maanaam match boo xam ne la à résultat immédiat tout peut arriver donc xam nañu ñoom lu leen di xaar. voilà kooku di El Hadj ki nga xamante ni moo di Mbaye Jacques Diop jàppale nag geneen match gi di demi-finale bu njëkk bi dal nañ ko door ci bu midi jotee diggante Mali la ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Nigéria ñàkkul ni si suñu yeneen i jotaay xibaar danañu daal di ñëw dégtal leen li nga xamante ni daal moo di googule résultat ci gile jongante diggante Mali ak ñi di waa Nigéria ni ki dem nag karatéka Sénégal yi am na 3 médailles bronze yi nga xamante ni gagné nañ ko athlétisme bi tamit ñu ngi leen di seenu ni ki tey ji ñoom itam ñu wone seen bopp ci googule compétition. ñu waxtaanee coupe du monde bi waaye ci wàllu football ak tefes gi Sénégal xam ñi mu ciy dajeel. waaw ñi muy tasel moo di Iran Paraguay ak ñi nga xam te ñoo di waa Ukraine jàppale nag googule jeu de la plage danañ ko daal di amal ca Qatar fukki fan ak ñaar jàpp fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre Sénégal nag ñoom gis nañ daal poule bi am na niveau waaye war nañ cee mën a génn Soda Thiam. lu ñeel édition gu njëkk gi jëm ci Jeux mondiaux de plage yi te nga xam ne association des comités nationaux olympiques moom moo koy organisé Sénégal nag mi ngi ci poule C bi mu di ab jongante goo xamante ne dina tax équipe nationale bu beach soccer bu Sénégal bi daal di gën a ñoŋal wàccaayam jëm ci coupe du monde FIFA bi nga xamante ni ca Paraguay lañ koy amal Ngalla Sylla di kay tàggat gayndey beach soccer gi di ci àddu. def lu ñu mën a am pour que au moins sax ñu mën a représenter sunu continent dignement boo nekkee si poule A4 da ngay fexe ba gagner sa premier match parce que match yi da nga naan du bari 3 matchs lay doon donc ce premier match day déterminant donc pour man encore une fois dinañ gën a ñaaxaat xale yi gën a yokkaat liggéey bi parce que xam na ne façon de jeu yi bokkul kon donc ñun dinañ fexe le tout ba fexe ba sunu xale yi daal ñu gën leen tàggat bu ko defee que bu yàlla dinañu may ndam incha allah fa ñu jëm. lu jëm ci googule jongante nag Sénégal xam na ñaar ci ay adversaire am capitaine gaynde yi moo ni waxee waaye nag Alseyni Ndiaye ma ngay artu ay naataangoom. équipe bi nga xamante ne masaguñu dajeek ñoom mooy Paraguay parce que amoon nañ chance jongante ak Iran ak Ukraine aussi daje woon nañ coupe du monde 2013 ñoo bokkoon même poule mais nag 2013 ak 2019 wute na donc am na ay joueurs yu bees et tout donc ñun li ñu war rek incha allah dinañ ko def te dinañ jéem a def le tout pour génn sa poule bi incha allah. édition gu njëkk Jeux mondiaux de plage gi nag ñi ngi koy amal fukki fan ak ñaar jàpp fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre ca Qatar lay amee bu ñu jugee ci googule jongante nag Sénégal dina bokk ci coupe du monde beach soccer bi nga xam ni FIFA moo koy amal ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre jàpp benn fan ci weeru décembre ca Paraguay. Soda Thiam geneen réew bu teewal Afrique ci googule compétition moo di Maroc moom nag ci groupe A bi la daal di nekk ànd seeg Brésil Suisse ak Émirats arabes unis am itam yeneen ñaari groupe yi nga xamante ni bokk nañu ci googule coupe du monde di jeu de la plage ñu daal di waxtaane wàllum nawetaan ak phase nationale yu ONCAV ci Louga lañ koy daal di amal jàppale nag stade Albouri Ndiaye bu Louga tey ji ci ngoon dana dalal ñett ci ay jongante bu njëkk ba 17h diggante Mbarbat bu Louga ak ñi di waa Cosaan bu Saint-Louis ñaareel ba 19h diggante Eco bu Dakar ak Jamono bu Louga ba ca des nag 21h lañ koy daal di amal ba tey ci stade Albouri Ndiaye bu Louga diggante dëkkandoo bu Louga ak ñi di waa Aiglon bu Kolda ñu daal di waxtaane équipe nationale bu Tunisie daal nañ am beneen entraîneur bu bees bi nga xam te moom foofu daal di wutu kii di Alain Giresse gannaaw ba ñu tekkee ndomal tànkam juróom-benn fan ci gannaaw kaka wutu nag moo di Mondayir Kebayir di doomu Tunisie moom nag na ma ko waxee wutu Alain Giresse gannaaw bi nga xamante ni waa Tunisie jàpp nañu ni ci Coupe d'Afrique gi la weesu ci Égypte dañoo daal di laaj donte sax ci wàllu quart de finale la ñu daal di toog Sénégal nag moo leen daanoon ñu daal di wax ci mbirum Neymar ndax dana demam déet fi mu toll ni nag yëf yi dafa mel ni daal ma ngay tàmbale bouger ndax ñu ngay annoncé benn réunion bi nga xamante ni dana am tey ji ci suba gi diggante dirigeant équipe bu Paris Saint-Germain ak ñii di waa FC Barcelone ki jiite délégation googule di doomu France nekkoon jamono ci AS Monaco di Eric Abidal dana seq waxtaan ak Leonardo di directeur sportif bu Paris Saint-Germain ak itam ki nga xamante ni moo di Nasser El Khelaifi di président bu Paris Saint-Germain loolu ci bees ndax moom jóge na ba Qatar daal di ñëw foofule ca Paris donte nag ñu bëri gis nañu ni yëf yi du sotti ndax waa Paris Saint-Germain seen mbébét mooy fexe ba tey ki nga xamante ni moo di Neymar.